mbokk yi ba jàmm ngeen fanaane ñu ngi leen di gërëm ci ànd bi ak télévision Futur Média nuyooti leen ñu xëyati tey tombek vendredi 1er avril 2016 7h20 mooy doog a jot li ñuy def rek mooy jàll ci jotaayu xibaar yi bu njëkk bi ci français lay doon comme fajar gu jot Chérif Dia la ñu ci àndal merci d'être avec nous bonjour Chérif. Bonjour Pape, bonjour à tous, voici le bulletin d'information. Bienvenue. La frontière entre le Sénégal et la Gambie reste toujours fermée et pourtant les autorités des deux pays devraient se rencontrer hier à Dakar, mais la rencontre n'a pas finalement eu lieu. Le syndicat des transporteurs routiers du Sénégal continue à demander à ses membres d'emprunter la voie de contournement et de boycotter la transgambienne. Gora Khouma et ses camarades étaient hier en congrès. C'est lui-même qui a été réélu pour un mandat de 3 ans. La baisse des prix du transport était aussi au menu de la rencontre Fatou Bintou Konté. Le prix du carburant a été revu à la baisse par le gouvernement sans que celui du transport ne s'en suive. D'accord sur le principe, les transporteurs estiment que la balle est dans le camp du gouvernement. Moi, je suis pour. Pourquoi je suis pour? Quand je me battais pour la baisse du prix du carburant, j'avais le soutien de la population. Je dois être honnête pour que le but que j'ai, je le partage avec mes premiers partenaires qui sont les passagers. Mais ce n'est pas le syndicat qui est habilité à baisser le prix du carburant. Le rôle, c'est l'État. C'est le ministère du Commerce, c'est le ministère des Transports et les secteurs routiers. On se met autour d'une table pour pouvoir d'accord sur un prix. L'ouverture de la frontière gambienne, les transporteurs sénégalais n'en veulent plus. Pour que la fermeture puisse demeurer éternellement. Nous, les institutions, les consignes qu'on avait données, c'est de faire le contournement. Gora Khouma, réélu pour 3 ans, le secrétaire général du syndicat des transporteurs routiers en profite pour régler ses comptes à ses détracteurs avant de sommer ses camarades de trouver une relève pour 2019. Cette lutte et je ferai encore de mon mieux. Comme j'ai annoncé ma démission, je ne veux pas marcher lentement. Je vais marcher autrement pour que les gens ne se soucient pas de moi que je veux me débarrasser du syndicat. C'est pourquoi maintenant Gora Khouma d'hier est différent de Gora. Je vais tout faire pour ne serait-ce que pour montrer que non seulement j'en ai assez, mais j'ai le courage et je me battrai pour que les acquis soient multipliés de ça même. En congrès d'investiture, les camarades de Gora Khouma ont changé le nom de leur syndicat. Désormais, c'est l'Union des routiers du Sénégal. En marge de cette rencontre, le secrétaire général de la CNTS-FC a invité le président de la République à rencontrer les syndicats à cause du climat tendu noté ces derniers temps. Cheikh Diop, toujours au micro de Fatou Bintou Konté. Il urge aujourd'hui de procéder à une rencontre pour vider le passif social qui agite le climat social du pays. Ce passif social a pour nom ce qui se passe dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'enseignement supérieur, dans le secteur des collectivités locales, au niveau des entreprises en difficulté. C'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, nous devons rencontrer les chefs de l'État, non pas pour renégocier des accords déjà signés, mais plutôt pour discuter du comment nous devons vider ce passif social qui agite le climat syndical. Autre appel, celui du coordonnateur de la coalition pour l'émergence, Maître Ousmane Sey, invite les syndicats, surtout les enseignants du supérieur, à surseoir à leur mot d'ordre de grève et se retrouver autour d'une table de négociation avec le gouvernement. Nous écoutons Maître Ousmane Sey, interrogé par Adiatala Youssou Baro. Le dialogue social est primordial. Aujourd'hui, ce qui est urgent, plus urgent que le dialogue politique, c'est le dialogue social. Le dialogue avec les syndicats d'enseignants, les syndicats de travailleurs, les syndicats de santé et surtout les syndicats d'enseignants. Parce que quand même si les revendications sont légitimes, il faut que ces revendications soient raisonnables. On ne peut pas allouer l'ensemble des ressources publiques à des fonctionnaires, à des syndicats. Le reste des populations aussi est intéressé par la redistribution des richesses nationales. Donc moi j'appelle quand même les syndicats à plus de responsabilité dans leurs revendications et je demande aussi au pouvoir effectivement de tendre une oreille attentive
à leurs revendications et trouver une solution consensuelle. Maître Ousmane Seye s'exprimait en marge d'une conférence de presse de la coalition de l'émergence qu'il dirige. Une occasion pour lui de saluer la victoire du oui lors du dernier référendum compte rendu à Diatala Youssou Baro. La coalition pour l'émergence a attendu la proclamation des résultats officiels pour exprimer sa satisfaction de la victoire du oui et tirer sur le front du non. Le référendum, c'est une consultation populaire. Le camp du non en a fait une élection pour ou contre Macky Sall. Et à leur détriment, à leurs frais, à leurs dépens. Parce que finalement, le camp du oui l'a emporté à 62,9%. Ce référendum a été vicié. Le camp du non a initié une campagne fondée sur la calomnie, fondée sur la désinformation, fondée sur l'intoxication. La page du référendum tournée, les membres de l'organisation favorable à la mouvance présidentielle pensent que l'heure est au dialogue politique et celui-ci interpelle tous les acteurs. Le président Macky Sall a toujours appelé au dialogue. Et il y a des partis politiques qui ont toujours refusé de répondre à son appel. Ça, tout le monde le sait. Mais ce que j'ai dit, avec l'adoption par le peuple sénégalais du statut de l'opposition et de son chef, il y aura une loi pour mettre en œuvre le statut de l'opposition et de son chef. Et à partir de ce moment, le pouvoir ne pourra plus ignorer effectivement l'opposition. Parce que l'opposition a un statut, a un chef. Et quand il s'agira de prendre des décisions d'intérêt national, le pouvoir sera obligé de consulter l'opposition. Et je crois que c'est une avancée démocratique extraordinaire. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas dialoguer pour dialoguer, mais dans ce cas précis, le dialogue politique, effectivement, est instauré constitutionnellement. La CPE, qui déclare avoir joué sa partition dans la victoire du oui, compte œuvrer pour le renforcement et la consolidation de la coalition Benno Bokk Yakaar, à son élargissement également dans les communes, outre l'ouverture de cette coalition à d'autres partis politiques. Mame Mbaye Niang déplore l'absence de projets de jeunes viables et bancables alors qu'il existe un financement de 4 milliards de francs CFA que les jeunes n'ont pas pu saisir. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi s'exprimait en marge de la cérémonie de clôture du sommet sur l'innovation et l'agrobusiness. Il est interrogé par Dissa Prera. Dans des moments pareils, il faut constater des choses. Affronter la réalité, ne pas se voiler la face et se dire des vérités. J'ai entendu madame tout à l'heure dire aux partenaires financiers de financer les projets des jeunes. Nous n'aurons pas ce problème ici. Nous, le problème auquel on fait face, c'est de trouver des projets viables. Nous, au Sénégal, le président de la République, depuis 1 an, a mis en place 4 milliards de fonds destinés exclusivement à financer des projets en favorisant l'agriculture et l'agrobusiness. La preuve de ce que je dis, il n'y a aucun jeune sénégalais qui a un projet bancable, porteur, viable, vérifié, qui ne peut pas ne pas avoir de financement. Cet élément met fin à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La suite de Yeewu Leen, c'est avec Pape Cheikh Diallo. Mungok, merci. Nous remercions toute la rédaction. C'était le premier journal de ce 1er avril. On retrouve cette rédaction tout à l'heure à 8h. Ce sera pour un autre journal. Chérif ñu ngi lay gërëm bu baax mu nekkoon journal bu njëkk bi ci français bi ci toftalu ca kanam dañ ci àndaat ak yow bu 8h jotee yéen a kaay jotaguñ ci en attendant Mamadou Mouhamed Ndiaye ca kanam boori 9h45 dina ñëw pour xóotal ko ci revue de presse bi bu yegsee léegi itam nga ñëw gindi ñu bu ko defee ñu mën a xam laata mbokk yi di génn ci seen i kër ngeen mën a xam lan ngeen di lire tey jii àjjuma 1er avril. Docteur Massamba Gueye moo ngi fii ca kanam xam ak xamle daañu ci àndandoo ak moom ñu ngi lay nuyu gërëmati la ci sa teewaay ci Yeewu Leen bi ni àjjuma bu jot docteur. maa ngi lay nuyu Pape di nuyu Mado di nuyu Pape Oustaz Papane yàkkamte woon nañ mu ñëwaat di wax Sénégalais yi ne ñi seetaane tey le 1er avril mais émission bi dëgg la du poisson d'avril
waaw ñun ñoo toog nii di wax ak ñoom di leen nuyu ñoom ñëpp di ñaan yàlla def jàmm ci Sénégal. voilà poisson d'avril bi sax ci kanam il faut nga wax ñu ci tuuti ndax bëri na ci ay mbir yoo xamante ni ñoo ngi ko jëlee feneen fonk ko lool te pourtant bokkul ak benn yoon ak suñuy mbir defe naa foowee ay yu dul dëgg moom mag ñi musuñ ci ànd loolu nañ ci waxtaan ca kanam oustaz Pape Hann Sénégal na moon la lool waaye ndokk bi nga dellusee def nañ ko fi daaw jéeg nga tukki dem ñëw waaye Sénégal yëpp nam la loolu tamitam moo ñu dalaat ci jamono yi naka Italie France ak dëkk yu mag yooyu. nuyu nañ la laaj Pape maa ngi lay nuyu baax yow it namoon na lool di la ziar bu baax di nuyu docteur sama xarit Adja Mati sama doom nu tuddati Mado Alfi di nuyu téléspectateurs yi. tukki bi yàgg day tax nga fàtte ñëpp ngay fàtte. maa ngi leen di ziar bu baax am mbégte lool xaj xale yi màgg réew mi soppeeku. kontaan nañu ca kanam Sira maa ngi dégg sànq ak professeur dinañu dalal itam ci partie bu mujj bi koo xamee ni ràññe nañu ko bu baax ci diine moom dafa dëkk rekk naan yàlla nee na. waaw incha allahu taala mi ngi bàyyi ko ba. Njaanji caat cuun dina ñëw léegi di njabootu Cheikhil Khadim radiyallahu anhu xam nga télévision Futurs Médias moom bis bu ne këri diine ji ne ci biir réew mi aljuma ju jot daañu woo kenn ci njaboot gi ñu ñëw bégal téléspectateurs yi sa fo télévision Futurs Médias. kon Sira bi ci yeewu leen ca kanam woy wi Touba la jëm ñu ngi ndokkeel d'ailleurs suñu sang yooyu nga xam ne ñu ngi ci dëkk bu sell boobu le Adjaratou Mati Dieng itam ñu ngi lay ndokkeel bu baax gërëmati la ca kanam bon plan yeeg yu baax yi nga xam ne ni mu ngi ci réew mi te ñun xamuñu ko lépp nga ñuy indil. waaw lépp lañ leen di indil Baye Cheikh waaye laataa loolu ba nuyu bu baax a baax mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan biir réew ak bitim réew fu ñu mënti nekk am mbégte àndaat ak ñoom ci àjjumal tey ji ànd ak ñoom ci plateau bu yanj bi la nga xam ne dañ ciy ziar baax a baax professeur ziar ci oustaz Pape Hann Adjaratou Mado nga xam ne moom itam tabaarkalla la macha allah tey black and white bu baax la def ak yow itam Pape Cheikh ca kanam tuuti nag ma indil leen nag loo xam ni yaakaar naa ne jéeg jëpp bëgg nañ ko ci seeni waañ. waaw yooyu foo koy jëlee Mati loolu il faut que ñu enquête ko pour xam. fi ma koy jëlee xam nga réew mi maanaam dafa am ay comme ni nga koy waxee ay bon coin yoo xam ne macha allah mbir yi cherul yomb na waaye ñi koy jëlee ba tey rek ma fàttaliwaat ni ay doomu réew mi la ñu nekk bitim réew gisal seen réew yu baax ma waxaat ko bëggumay mbalit waaye am na ci ñoo xam ne bu ñu indee dinaa sawar dem seeti leen parce que dañuy indi loo xam ne benn dina jariñ askan bi ñaareel bi mooy prix bi abordable na tellement que ne xam nañ fi réew mi toll ñu ànd ak ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa réew mi ci seeni poche. ba pare li ci neex mooy boo fi indi rek dañu koy test ci plateau bi ba pare may ko téléspectateur yi. ku ci wërsëgam nekk ñu may ko. xam nga ñoom ñi ñuy seetaan ñoom itam dañ leen war di sédd ci yu ni mel moo tax ñoom itam dañ ciy am wàll bu baax a baax. jeex na kon ca kanam lay nekk Mado jigéen ñeek seen taxawaay ak jàmbaar gi ñu doon ci àddina wërngal képp am na ci ko xam ne fekk nañu ko ba États-Unis mu ngi tudd Diorlo. waaw Pape Cheikh ginnaaw bi ma la nuyoo nuyu ñi nekk ci plateau bi ak ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi toog ci seen télé du ñu seetaan comme ni nga ko waxee rek dañuy des ci njàmbaarte jigéen yooyu dem na bitim réew waaye te réew ko fàtte réewam ba tax na day ñëw di jël ay matériel yoo xamante ne fii la sokkee ko di ko fa defar ba pare nag di ko fa jaayee fee ba tax ay nit yoo xamante ne ay star nañ di ko utiliser maanaam daal mi ngi bay waaru Sénégal foofu ca États-Unis. voilà tey moom dañ koy seetaan parce que mardi ba tey ñu ngi leen di promettre ni nañ leen woon reportage bi mais tey il faut que ngeen xool ko comme ça ngeen découvrir liggéey boobu nga xam ne ni ki Mado seeti woon mu ngi koy def mu ngi wuyoo turu Diorlo Alfi ca kanam li ngay togg da nga koy farcir dégg naa. waaw Pape Cheikh comme vendredi lañ nekk ndokkeel ñëpp ziar ñëpp ñi ci plateau bi ak ñi ñuy seetaan Pape Cheikh tey dañu bëgg dem ba Maroc voyager dem ba Maroc jëli fa seen benn recette boo xamante ni badbout lañ koy woowee jotoon nañ ko fi defar mu nekk benn mburu boo xamante ni Maroc la baaxoo donc dañ koy jéem a farcir Pape ak tuuti viande hachée rek quelques légumes xam naa recette bu neex la ci dékki vendredi Pape Cheikh waaw toujours avec les beurre Sofia. voilà il faut manger il faut jaxase lekk bi. di lekk ay lekk il faut muy am légume. moo tax tout le temps même viande hachée il faut ñu ciy dugal ay légumes bu dee ñaar ba ñett 5 mooy recommandé mais buñ ci mënee def ñett baax na. donc ci kanam rek buñ ko expliquer ku nekk di nga ko mën a reprendre. voilà ba noppi itam daañu ànd ak Dieynaba Seydou Ba ca kanam suñu aada ak aada ñeneen yenn yi ñuy gis ci wàllu aada ak cosaan daf ñu koy indil defal ñu ko daanaka xeetu portele tey nag dinañ dem seeti Mandeng seen aada dafa xaw a yaatu lool Dieynaba ngi préparé wu ci ginnaaw tey dina mel ni ñoom ba noppi itam am na reportage bu am solo boo xam ne ni def na ko ci moom ci ñoom dinañ am
am ay invité bokk na ci association Lébu yi Pala Meng ak ñamu àndal nañu recevoir itam association des femmes de la diaspora docteur Massamba Gueye sànq maa ngi koy wax tey le 1er avril ñaare fii ci réew mi dañu ko tànn mu nekk bisu naxaate. waaw dañ ko tàmm muy bisu naxaate mais xam nga ñun tubaab bi daf ñoo yenn te yenneeguñu waaw loolu ñu sonal ndax ñun ñi koy def tey boo laajoon ñu bëri kañ la commencé xamuñu ko même France tey dañuy werante kañ la commencé mais ñun version bi nga xam ne moom lañ jàpp en tant que choraliste mooy que booru 16e siècle ci ay booru 1546 1556 yooyu ci la xam nga mois de année bi mi ngi doon jeex. Le 1er janvier lañ doon def ñoom début d'année bi moom mu décidé transférer ko yóbbu ko premier avril. léegi nag ci loolu la ñu commencé di wax xam nga tubaab danaa il faut noyer le poisson boo ko déggee ci tubaab mooy di fenetal donc da nga dégg si ñu naan poisson d'avril poisson mooy poison poisson d'avril maanaam lii dañ ne la jën la wun la jox ci bis boo xam ne jën du bëri maanaam boo ko doon tekki ci tubaab noonu la donc lan lañ ci def nag mooy di ci naxante mais kenn waru ci nax nit loo xam ne da koy indi crise cardiaque kenn waaw xamee wuñ ko noonu moo tax tamit il faut ñu delloo ko ci contexte am ñu xam ne poisson d'avril lan la mooy ñëw jox nit ki information boo xam ne dina ko perturber tuuti ay biir bu ndaw après nga génnaat ci mais ñun li ñuy def nii da ngay gis koo xam ne sax day defoon nañ ko fi benn rajo defoon na ko fi ne poisson d'avril président Ablaye Wade changé na gouvernement ñu interroger ay autorités ba ñu réagir officiellement ñu dem ba midi ne du dëgg xam nga kooku autorité boobu tey yàqal nga ko loo xam ne yàlla nañ ci yàlla musal donc nañ jàpp daal que ne 16e siècle la commencé woon mais nag liñ ci bëgg daal mooy information yoo xam ne boo ko joxee nit ki mu perturbe ko tuuti mais après da koy reeloo mais kenn du ci fekk malade di ko jox information boo xam ne mën na faa jógee dem waaw wala di fo ci ay relation diplomatique parce que am na ay fo yoo xamante ni bu ëppee rek du baax waaw mooy ñiy fo ci relation diplomatique wala ñiy fo ci ay institution bon njëkk ba ci ak poisson d'avril Pape Cheikh ñëwul tey anamu ñu wane benn reportage xam nga wala ne Pape Cheikh dañ ko kidnappé et cetera c'est bon loolu mën na nekk mais njëkk ba ci àgg nga ne bon TFM tàkk na yàlla nañ ci yàlla musal waaw ñin am njaboot TFM ñëpp kenn ne la wutut donc ça c'est pas du poisson d'avril loolu poisson la loolu mooy poison nag waaw loolu poisson d'avril poisson d'avril élèves yi ñuy seetaan nañ ko jàpp poisson d'avril la ñuy wax voilà donc loolu lañ koy def ci àddina yëpp 1er avril mais na ngeen xool na ngeen modéré tooñ yi c'est plus des blagues mais modéré ko au début sax li may préciser Pape c'était des cadeaux c'est-à-dire nit ñi ay cadeaux lañ doon joxante mujj ñu ne cadeaux yi dañ koy rocci léegi di ko def di kaf doo jox nit ki lu physique mais da nga koy indi benn blague wala lu ko reeloo donc message bi nga joxe léegi c'est important nit ñi nañ xam ne poisson d'avril pour féexal xolu nit ñi la du pour tiital nit ñi voilà Mati mus nga ma ko def yow Kouthia temps bi ngeen nekkee Walfadjri benn 1er avril ñu woon rek comme damaa bëgg xaalis allo oui bonjour ma ne oui c'est qui oui c'est directeur de xaw ma fan dañuy organiser benn spectacle bëggoon nga animer ko ma waxaale ba ni saa yi dekete ñoom la woon est-ce que tu te rappelles de ça du ngeen bàyyi bien sûr du woon yëpp sax yow artistes yu bari la woon mais xam nga comme ni ma xam nga loolu sax déjà toujours ça fait maintenant 5 ans mais yow xaalis boobu plus moo ci nag mooy jour boobu ma fayeeku leen 1 million ñoo jël si ko léegi Sacré-Cœur may waaj a jël taxi pour dem jëli ko ndekete ñoom loo ci namoon ci 1 million yi def ci lu ma neex rek voilà en tout cas tey 1er avril bi bu ngeen bëggee bégalante mën ngeen tooñante tooñu neex parce que tamit tooñante yàgg na ci suñu cosaan boo duggee ci diggante ñaar ñuy kallante dañuy tooñante muy indi jàmm ci seen biir waaw moo koy indi kal boo ko déggee rek ñaari sant la bu dee ñaari waaso gàmmoo la lu gàmmu de gàmm mooy lu ñoom pap ànd di def mooy gàmmu léegi dañuy gàmmoo waaw dañuy gàmmoo kenn ku ne da ngay gàmmoo sa morom moo wax naa la ko bu guddi bi waaw jàppoo donc gàmmoo la ñuy wax waaye nag bu nekkal rek diggante sant la man ak Mado ay kal lañ ndax Mado Diaw la sant man ma sant Guèye man ak Alfi moom Bala sant ma sant Diallo waaw waaye nag suñu jëlee Pape Cheikh Diallo ak Ousmane
fay. boobu séeréer la ak pël. loolu gàmmoo la dootu kal. doo nekkatul kal. waaw léegi moo tax nag ñun pour régler kër gi. non gis nga sunu mag ñi. yàlla nañu yàlla fay. xoola Pape Cheikh. ñu xam ne baay dana dóor doom. ndey dana dóor doom. ñu ne maam. yàgg sa sët ay kal ngeen. ndax baay dafa neex yaay dafa neex. te sa doom lu mu wax sa yaay. ñu ne nga ne def maa yeb. ñu ne ko déedéet kii léegi kalam la sët lu ko neex na wax maam. léegi ñu ne doomu bàjjen ak doomu nijaay ay kal ngeen. léegi imaginez Pape au lieu ñu ñëw tegoon fi système administratif fu tubaab. ñu ne ci biir liggéey bi am na hiérarchie. waaye ci diggante nit ñi ci biir entreprise bi nañu doxal doomu nijaay ak doomu bàjjen. c'est-à-dire ñu ñëw ñu ne technicien régie. réalisateurs yi ak animateurs yi yéen rapport boobu ngeen di am. doomu bàjjen doomu nijaay. ñu ne ingénieur de opérateur de son yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy def les vidéastes. ñu def noonu. ñu ne gardien yi ñi nekk ci bunt bi ak chauffeur yi. rapport boobu ngeen di am. mais kañ la xuloo di am ci entreprise. dëgg la xuloo du musa am de donc mais dafa am différence daal bu ne ci entre diggante kal ak gàmm. waaw kal moom sant la. kal sant la gàmmoo waaso. d'accord loolu defe naa c'est très clair ñu ngi lay gërëm bu baax docteur Massamba Gueye Pape Hann maa ngi la bëgg a laaj dara 7h41 mooy doog a jot 8h-19 laataa ñuy àndaat ak rédaction bi ci beneen journal bi ma fàttaliwaat leen ni fu ngeen xëyee fajar da ngeen di tàggoo ak kumpa teg ci ñaari ñu boole ji leen gunge ba noppi jox leen yi nga xam ne ni moo leen di jëriñ ci télévision Futur Média yaa ngi jógee ci dëkk tubaab bi xam nga ba tey rek li ñuy wax àjjuma bële ba tey ci tubaab yeeg nit ñu bëggee yàqal noonu laa ko mën a tuddee yàqal bi dama koy def ci ay guillemets parce que ñoom itam ak seen gëm-gëm ñun ak suñu gëm-gëm maa ngi gis fan yii yëpp am na polémique bu am ci ni marque yu mag yi dañoo dem ba gis ni jigéen ñi solo ci muuraay mën na leen amal njëriñ ba ñu commencé di ko dugal ci seen ay yu bees yi ñuy defar ci seen ay collection et tout ça waaye dafa jur polémique bu bëri mu mel ni ñoom nasaraan yi bëgguñu sax jigéen buy muuru. waaw parce que daf leen loolu maanaam ñu ngi bari na ci ñoo xam ni li leen yitteeloon dëgg mooy fay lislaam te jigéen ñi di muuru muuraay la boo xam ni ñu ngay gën a jox cër lislaam xam nga jigéen bu la romb muuru sa xel ci diine lay dem ñu ngi ni kii kat yiw na te yàlla dafa waxoon yonent bi ni ko ñoom kat seen yitte dëgg mooy nu ñu fayee lislaam wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yusbituuka aw yaxtuluuka aw yaxrujuuka wa yamkuruuna wa yamkuru llahu wallahu xayru maakiriina li leen yittee loolu mooy pexe yooyu ñu doon pexe lu pour faagaagal yonent bi alayhi salaatu wasalaam pour l'islam bi du jëm kanam nga xool dëkk su ndaw si ko yàlla yónnee moom Seydina Mohamed mu dem ba convaincre 2 milliards li mu convaincre moom Seydina Mohamed rawatina jigéen ñi léegi kenn ku ci nekk yaa ngi tiit kenn ku ci nekk yaa ngi bàyyi xel li la fi indi ak ki la fi indi ku mu doon kenn ku ci nekk boo rombee fukki jigéen juróomi jigéen yëpp ñu nga jël kol teg seen bopp ñu nga muuru loolu nag ñi nga xam ne taxaw nañu pour saboter diine ñi nga xam ne taxaw nañu pour fay l'islam daf leen di tiital loolu rek moo leen bëgg tiital te xam ne jamono ngi ñëw ci kanam balaa àdduna tukki jigéen ñëpp daañu muuru. parce que Mado yaa ma ko doon expliqué keroog bu ñu demee tey ba grande marque yooyu noonu di jéem di xool naka la ñuy jëlee li ñu tuddee mode islamique bi di ko jaay ba mu indil leen comme après ñeneen ci seen i njiit ci tubaab yooyu ne loolu c'est pas normal qu'est-ce que tu en penses. en fait dafa nekk comme ni ñu koy waxee rek xam nga tout le temps malheureusement dañuy naan que tendance bi ñun comme par exemple Sénégal dañuy topp tendance bi xew fële mais comme ni ñu ko waxee ci wàllu koom-koom ils ont vu que fi mu ne nii ñi nga xamante ne ñoom ñoo commencé voiler dafa ëpp ba ñu gis seen bopp commencé créer mode boobu mais comme tu l'as si bien dit fi mu ne nii ñi ngi ciy médiatiser di ko wax bu baax di ko sànni même ci internet bi que ñi ngi commencé ŋàññ ñu ne mel ci li nga xamante ne moom moo di collection bu bees boobu nga xam ne moom la ñu tuddee les collections hijab ou bien collection voilée mais je me dis que l'islam moom képp koo xamante ne da nga koy jéem a xeex moom amaana da ngay xeex ba tàyyi rek waaye doo musa am ndam. voilà merci ñu ngi lay gërëm bu baax Mado 7h43 mooy doon jot oustaz Pape Hann sa xarit bi yonent bi moom nga tuddee ko sakkan ki am na woy boo xamante ni tànnal naa la ko pour tegal la ko pour permettre ci ginnaaw ñu àggali ak li ci topp xam nga ñi ñu tuddee ay woykatu jamono ñoom itam damay faral di dégg ñu naan loo mën a woy lu sa baat neex a neex boo woy yonent bi sa woy day nii loolu loo ci xalaat oustaz. sa woy niil na ka nga woy niil na ka nga woy perte na ki sakkante du jeex du xeewi te soxlawul promotion mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daal boo bëggee yàlla ànd ak yow mooy bëggal waa ji voilà ki ma leen ci tànnal tey nag Ami Collé daf ko woyoon woy boo xamante ni ba léegi dafay seddal suñu xol ñu yeewoo ko ci suba gi di leen gunge te di leen ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média. waaw defe naa woy bi seddal na xol de
lii dara nekku ci de ah. déggoo li mu wax. yaa leen gën yaa leen mën doo seen morom. mais naka laa ko mën a expliquer sax ñoom woykat yi di woy yonent bi nii ak ci musique bi yooyu noonu dara nekku ci defe na. xam nga nag foofu problème bu mag a mag lay jur. laajte naa lu fort de ma do. waaw laajte noonu la xam nga nit. xam nga je veux juste savoir parce que xam nga après doo comprendre musique waruñu ko def war nañu def musique après ñuy def musique dañuy woy yonent bi donc finalement man c'est leerul sax sama bopp. xam nga nit dafay am xalaat. te it l'islam ci fulla la mësi dox. te yonent bi moo waxoon ni. man rasulullah du ma mbóorantu. mbóorantu mooy fo. te fo newul ci man. laa dadda min ni wala ana min dadi. mooy man Seydina Muhammad du ma mbóorantu du ma fo te fo newul ci man. yonent bi nag loo koy defee boole kook fo dafa xaraam. waaw rasulullah moom loo koy def boole kook fo ak ay caaxaan loolu moom yonent bi génn na ci dafa araam. mais Seydina Muhammad moo daan wax ni laa dadd min nii wala ana min dadi mooy du ma mbóorantu te mbóorantu newul ci man te yàlla dafa wax ni afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan ndax da ngeen a njort ni man yàlla dama leen a bind nii rek pour fo. moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam loo koy def te boole ko koy fo boole ko ay caaxaan nag moom dafa araam nag. bu dee da nga ko woy comme musique nag lan moo ci nekk. moom daal ak xaw ma musique bi dafay da nga koy musique caaxaan bi jàll léegi wala nga musique bi noonu waaye bii dafa sedd. bii dafa sedd. maanaam mais daal yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal Pape. moom daal kenn du ko caaxaane. waaw kenn du ko fawee. kenn du ko caaxaane. te it nag kenn warul woy yonent bi bërëb boo xam ni bërëbu caaxaan la. kenn waru faa woy Seydina. waaw loolu tam c'est kenn waru faa woy yonent bi. ak sunu mag ñu baax ñi bërëb yoo xam ni bërëbu fo la. bërëbu caaxaan la sàngara si jolli cigarette si jolli. xale yu jigéen ñi góor ñi tampaloo. nga fay woy yonent bi ak sëriñ si loolu dafa xaraam. oustaz loolu nag bëri na ci réew mi. mais Pape man li ma jaaxal mooy xam nga soirée yi sax ak yenn public yi boo demee balaa nit ñi di gën a mën a jóg sax dañ naan ku sopp diw. diw moom mu ngi ko jëmale ci ñooñooy. loolu baaxul. loolu moom Pape waykat bu ko def dafa xamul dara. waykat boo xam ne balaa nit ñi yëkkati sa loxo nga ne ko bëgg sa yaay yëkkati sa loxo kon la ngay way mënut a tax kenn yëkkati loxo. dëgg la de. gis nga waykat bi man dëgg day way ba ci àgg nit ñi yëkkati seen loxo yu ko tey. waaw xam nga ko tey. mais wala ngay waxtaan ñu naan déglu leen diw déglu leen. waaw. nit moo mën a càpp micro. war nañ laa déglu. nit ñi war boo nee asalaam nit ñi war nañu teg. dama ne ñëpp ne dégg. waaw loolu li koy indi technique la. technique la parce que bu fekkente ne da ngay wax te yow xamoo luy occlusive ak luy constructive. xamoo lan moo wutale de ak de xamoo lu wutale se ak che xamoo lu wutale fe ak se bu fekkente ne xamoo ko xamoo nan ngay noyyee xamoo nan ngay xoolee xamoo sa bët yi nan la war a dawee ndeyjoor càmmoñ. xamoo nan ngay siggee xamoo nan nga war a yëkkatee sa tànk boo ko yëkkatee nan nga koy tegee boo xamoo nan nga yëkkatee sa baat boo munta am 8 respiration di ci teg 4 ni ko Alaaji Ibou Sakho doon defee di alterner ay positif ak ay négatif kenn du la déglu. mbir mi dafa am nu ñu koy defee. ak jotaay bi nga fekk. waaye di woy ba càgg Pape. kenn yëngatuwul. nga ne ku bëgg sa yaay kon sa woy wi taxut neexu leen seen yaay leen neex. d'accord fexeel woy wu neex. mais yonent beeg sang yi daal kenn waru leen boole ci ay caaxaan. kenn waru leen a boole ci ay caaxaan. man kay question laay posé Pape Cheikh. boo leen fa fekkoon nooy def. dëgg la de. ndax da nga leen fa fekk bu ñu doon dund ndax da leen fekk foofa. déedéet. nit ñu baax ñooñu bu ñu doon dund da nga leen fekk boîte de nuit. déedéet. waaw lu tax nga leen fay dugal tooñ nga leen. dëgg la. est-ce que xam nga romb Cambérène di déglu musique dafa araam. débat bi intéressant na de. ndax borom Cambérène da ko faa tere woon romb fa sa oto di musique da ngaa war a fay musique ba romb Cambérène. romb Cambérène dëgg ndax yaa ngi koy jëw. wallaahi ndax borom bugg ko. wallaahi. tamaa lay yëpp bàyyi ni bari na ku yàq koo xam ne dootul defaru. tooñ yonent bee ko yàq moo ko jàpp ak tooñ nitu yàlla yi. Seydina Cheikh dafa wax ni al martabatu laa tusaamih nee na martaba du baale. tey sëriñ boo ko tuddee foo ko warul tudd waxuma yonent tudde sëriñ laaw sëriñ ku am wilaay am martaba ci mbiri mbóorontu foo ko warul tudd ci sa cofeel moom mën na laa baal ci baaxam mais martabaam moo lay fàdd mooy martaba mooy li ànd ak moom al martabatu laa tusaamih mooy martaba du baale maa ngi gën di bari na ku yàqu tooñ kilifaa tax mu yàqu tooñ sëriñ ji tax mu yàqu am sa sëriñ ne beneen sëriñ du sëriñ foog ko sa sëriñ xas yeneen sëriñ si sëriñ soos mën nañ laa baal seen baax mais seen martaba lay fàdd bari na ku man ci sama xër rek barki démb ak sama benn jarbaat damay waxtaan ak moom alors lii ci téléphone bi dama jël ma muuree téléphone bi ak nataalu Serigne Saliou mu xool ko ne ma rafet na dama ne ko boo bëggee mu wutal la ci mu ne ma déet damay ragal dugg ak moom ci wanag dégg man sama jarbaat la maa ko mag fuuf mën naa ko jur loolu nekkul
nekkul woon sax sama xalaat. et boobu ba tey dama ko dafa nekk sama bopp. c'est-à-dire su may bëgg a wax naka su dul noonu sax daf may jaral ma dindi ko ma wax su may wallaay. loolu dafa gis nga boo gisee Baye Fall yi gis nga ñi takk njël la boo xoolee Baye Fall yi ak ñi takk njël la boo leen gisee bu ñuy dugg woon ak dañuy tekki lépp ñi ko xam lan la dañuy tekki lépp jàjj yëpp tekk dugg musuma gis ñu dugal ko ci wanag yu mel nii nag dañ koo roy ci tubaab yi xam nga tubaab bi xam na ne bu ko defee nii ki dem Chine def ko nii xam na ne di nga ko jënd keneen ko bëgg Sëñ Saliou leen ko jënd ndax boo ko rombee jëndoo ko da ngay am cas de conscience léegi nag boo ko jëndee nga def ko nii ci sa téléphone teg ko yow da ngaa dëpp Sëñ Saliou jël téléphone bi mu lalee ko. Allahu akbar. génne mais ñi téléchargé alxuraan xale bi ni ma koy jur yëpp man mosuma xalaat loolu. mais Alay Pape ñi koy téléchargé alxuraan. def ko sonnerie dugg ak moom ci biir douche. ci douche xalaat naa ko léegi. dëgg la ñu woo la alxuraan bi di sonné ci biir douche bi. te yow yaa ngi ci biir douche bi ne ci douche bi. te yaa ngi ci douche bi. oui. teg téléphone bi noonu alxuraan sonné. noddu wala mu wala alxuraan jàngal alxuraan du neex. nga jël ndax kat yaa ngi toog ci douche bi. ne ci douche bi nag allo. xam nga discussion bi dañu koo oyofal mais que am njëriñ. ay mbir la yoo xamante ni nit du ko xalaat. mais yàlla day dem ba dafa mel ni luy jëpp yi nit ñi naan afalay tafakkaru. te yenn saa yi lu ndaw yàqal doomu aadama. waaw moo tax mais lu ndaw rek lu mu seetluwul. mais li tax nga soulever ko. waaw xam nga la ñuy wax ne nit. li muy def te mu am lu ko junj mu def ko. ak li muy def bàyyi ci xel. li muy def te du ci bàyyi xel ëpp. ndax nit nooyee tax muy dund. te booy nooyu doo ko yëg. li la poussé ba nga posé débat bi. am na lu tax sa inconscient. loolu moo lay wan ne li nga wax ni lu am importance la. c'est-à-dire que waykat dëgg dafay xam chant liturgique. comme ni ko Fulgence doon defee vendredi kañ la koy def ak fan la koy defee. ce qu'on appelle les chants de réjouissance. fan la koy defee. gis nga ci suñu aada ñun dañu amoon ce qu'on appelle les danses sacrées et les danses profanes. maanaam fecc yi nga xam ne da nga koy fecc ngir ñaan. fecc yi nga xam ne da nga koy fecc ngir rek sa bànneexu bopp. boo ko jëlee nii dañ ko daan def bukkut mënoo woon dem ci joolaa yi ngay duggalal am yenn fecc yooyu ñeme fecc. waxuma la boobu diina ñëwagul de. nga dem muy jolof gi. bu nit ki bu duggee néegu góor bu génnee fecc ba muy fecc ñu tuddee ko yang muy feccu aat munoo koo fecc ci bisu seet kon waykat bi tamit war na xam ne place bii répertoire bii laa fi war a def place sangam répertoire sangam laa fi war a def waykat dafa war a am répertoire bi lieu bi ak moment bi ak public bi moo koy def ñoo suñu yi day bokk àtte dëgg la amul benn différence. waaw day bokk àtte. waaw amul différence. dëgg la day bokk àtte. wallaay day bokk àtte. parce que am na ñu méngoowul benn yoon ak caaxaan donc dañu moytu heureusement ba nga ma ci waxee man ça me permettre ma xam et puis docteur Massamba Gueye li nga wax léegi kon su ma ko tegee. sëñ Saliou nga lal la jëlub téléphone teg ci kaw man dañu ñëw laaleel kon. waaw ba di ci wax safaan sax wóorul. ndax nataal sax mënees nañu ko ruus jërëjëf Oustaz Pape Hann jërëjëf docteur Massamba Gueye 7h59 mooy doog a jot waa Rahma Damba fitness naam pare nañu sax pour jox ñu ay exercice bu ñu ko commencé thème ñu commencé ak retard ak journal bi xanaa ñu téye leen foofu rek ñu taxaw Chérif noppi nga pour àndandoo ak ñun ci ñaareelu jotaayu xibaar yi ci suba gi ci télévision Futurs Médias bu njëkk bi sànq la jeex ci français la woon bi 7h jotee bi ci toftalu léegi yow lañ ci àndal ndax 8h jot na. jërëjëf Pape Cheikh mbokk yi ñu ngi leen di nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaar yi ñuy tàmbalee ko rek ak frontière bi dox ci diggante Gambie ak Sénégal ba léegi nag tëj nañ ko kilifay ñaari réew mi démb waroon nañoo dajaloo wante ndaje moom mujjul am ba tax syndicat bi ëmb transporteur routier yi fii ci Sénégal ñoom di sàkku ci seen i naataangoo ñu wéy di wër jaare côté Tambacounda Kolda dem ba Ziguinchor ndax nee nañ transgambien bi daal ay jafe-jafe rek lañ fay jëlee ñoom nag démb la doon amal seen ñetteelu congrès ñu daal di fay fal. Gora Xuma wax nañ fa tamit neesay def ngir ñu wàññi rek prix transport yi ginnaaw bi ñu wàññee prix carburant bi ñu ànd ci ak Fatou Bintou Konté Mohamed Dieng.
fan yi ñu wees njëgub carburant bi wàññeeku na lool wante paas yi fa ñu nekkoon ba tey ña nga fa ñi nga xam ne ñoom ñooy transporteurs yi jàpp nañu loolu lu mën a nekk la wante nguur gi moom moo war a taxawal ay njëgam. syndicat bi ma jiite ba muy xeex wéetu loon la ko wéetali woon mooy suñu partenaire muy population bi dugg si yoota ñooñu wéetali ba wéetuñu suñu xeex kon bu yaa defee ñu am dañ koy bokk ak ñoom loolu syndicat bi wax na ko mu leer la koy def nag du ñun ministère bi la ndax victime la ñuy wàññi ndax juróom la ñuy wàññi ndax ñaar dërëm la ñuy wàññi ndax téeméer la ñuy wàññi loolu du rôle syndicat bi mais ñun joxe nañu porte ouverte ne d'accord nañu pour wàññi. ngir ñu ubbi frontière bi nga xam ne moo nekk suñu diggante Gambie ñoom transporteurs yi nga xam ne ñoo bàyyeekoo fii ci Sénégal nee nañu dañoo bëggatul sax. du ubbi amul ñu njariñ ñun wëri bi moo ñu amal njariñ bëgguñu mu ubbi bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg képp ku ci d'accord tamit ñu d'accordu ci. Gora Khouma ñu tabaat ko ci ñetti at moom secrétaire général syndicat transport bi ne bu sañoon 2019 da koy bàyyi ak ñeneen. loo gis àdduna dafa am fu muy yem 2005 laa jëkk a dégg secrétaire général ba fii ma taxaw nii wax ñi ma boot am couverture nationale mandat bu jot amul benn barab bu yëngatu ne soxla naa li nga yore kooku sant yàlla la mais ne dama ne xam na fi yem du président de la république boo war am ñaari mandat ñu limité ci mandat moo xam ñaar moo xam ñett la leader bu mënti doon dañ laa war a limité ci mandat 2005 ba 2016 dafa doy. tey nag ñu amaloon congrès gu rëy Gora Khouma ak ay naataangoom nag jàpp nañu ni seen syndicat bi faaw ñu changer tur bi ba tax ni léegi ñu ngi ko tuddee Union des routiers du Sénégal. ca ndaje moomu nag soxna Fatou Bintou kii di Cheikh Diop jiite CNTS FC yëkkati na fay kàddu di sàkku ci njiitu réew mi mu amal waxtaan digganteem ak syndicat yi ñu toog ngir rek dal mën a am ci secteur social bi ndax nemmeeku na ni temps yi coow li bëri na lool rawatina ci wàllu njàng meeg njàngale mi ñu déglu Cheikh Diop ba léegi ci micro Fatou Bintou Konté. mouvement social fi mu nekk nii dafa traversé ay jafe-jafe dañu nekk ci ay difficultés ci secteur éducation secteur santé. secteur collectivité locale ak yeneen secteur yu demee ni ki Air Sénégal International ñu jàpp ne Sénégal weesu na fu muy taxawee di xeex pour ay revendications yu nga xam ne defoon na ko ci poosam ba pare ñu foqati ko moo tax ñu ne war nañu toog waxtaan pour seet passif social boobu naka lañ koy vider parce que problème bi tey jii mooy revendication yu ñu gagné woon négociation yu ñu amoon ba am accord négociation yooyu mënuñu ko appliquer toogaay dafa war a am non pas pour renégocier mais pour seet naka la ñuy def pour appliquer ko am échéance. beneen woote ci wàll woowu mooy ki jiite coalition pour l'émergence di maître Ousmane Seye démb nag bi mu jàkkaarloog taskatu xabaar yi nee na rek ñii di jàngalekat yi nekk ci université yi ñu daal di ñoom it nangoo dakkal seen grève yi toog ak gouvernement bi waxtaan ngir jàmm mën a am ci njàng mu koy mi ñu déglu maître Ousmane Seye ci micro Adiata la Youssou Baro. dialogue social moo ëpp solo pour man dialogue politique moom laa doon wax léegi dama ne syndicat yi fi nekk am nañ droit revendiquer mais bu ñuy revendiquer aussi nañ xalaat ñeneen ñi gis naa ministre de l'économie ministre de l'enseignement supérieur démb mu ne 300 milliards def nañ ko ci enseignants yi mais ñu ngi continuer di revendiquer nañ xool xale ñuy jàngal parce que ñoom ñooy jël place ci nguur gi ëllëg je crois que booy revendiquer aussi il faut nga xool say doom xool say mbokk xam ne réew mi ñoo ko bokk. munoo nag jël alal réew bi yëpp féete woo ko bàyyi ñeneen ñi donc maa ngi laaj vraiment syndicats yi surtout syndicat enseignants yi syndicat santé yi certes ñu def ay revendications mooy seen rôle mais nag ñu ànd ci ak responsabilité xam ne aussi réew mi am na ñeneen ñu fi nekk yoo xam ne nguur gi aussi war na leen di séntu dëkk. ñu des ba léegi ak maître Ousmane Seye mu àddu ci mbiram politique loolu sax moo nekkoon sababu conférence de presse bi ginnaaw référendum bi ñoom waa coalition pour l'émergence nee na ñi ngi rafetlu waaw gi ni mu jëlee ndam li ci boobee référendum te ñoom it bay nañ ci seen waar dàq nañ tuuma yi kujje gi doon jël nag di ko tekk ci ñiy jiite réew mi ñu ànd ci ba léegi ak Adiata la Youssou Baro. kuréel bii di coalition pour l'émergence moom li mu def mooy xaar ba résultat officiel référendum yi génn ngir rekk fësal mbégte am yokk ci di ñaawlu taxawaayu front du non. wax ju bëri yi nga xam ne candidat non ñu ngi ko doon wax yépp ne dafa am fraude dañoo jënd nit ñi ñoom defuñu recours ci conseil constitutionnel ma yaakaar ne bu ñu amoon ay firnde ci li ñu doon wax ne dañoo sàcc élection yi ne dañoo jënd nit ñi
dinañ dem conseil constitutionnel yóbbu fa firnde pour ñu annuler élection yi. donc mooy wane toujours ne sama gars ñi wax rek duñ jëf moo tax toujours Macky Sall dafay wax ne bu ñu liggéey ba ñuy fay dina seet ndax yàlla jëf lay fay wala wax lay fay ñoom wax rek lañ fi nekk. ñëw naan élection yi dañ ko sàcc parce que dañoo jënd Sénégalais kooku ñàkk a warma la ci Sénégalais yi. naam référendum bi wees na ñi ngànk kuréel gi li ñu bëgg mooy ñu jublu ci mbirum waxtaan diggante nguur gi ak kujje politique gi. bu constitution ne léegi opposition dafa am statut chef am dafa am statut dina am loi boo xam ne moo koy appliqué bu boobaa bu ñu ko appliqué président de la République dootul sañ jël benn ndogal boo xam ne waxuma ndogal yëpp de ndogal boo xam ne dafay intérêt national moom ci boppam dina ci consulter opposition donc constitution bi tey moo lal dialogue politique donc pouvoir bi mënatul opposer mënatul ignorer effectivement opposition mi ca loolu avancée démocratique bu baax la. CPE muy fàttali taxawaayam ci ndam bi wuy bii am fas na yéene jóg rek ngir gën a dëgëral Benno Bokk Yaakaar gën ko yaatal di ñaax tamit kuréel Benno Bokk Yaakaar mu gën a ubbeeku ngir gàttandu yenn parti politique yi. ñu jeexalee xibaar yi ak Mame Mbaye Niang moom nag lim nemmeeku mooy ndaw ñi naan dañoo bëggam xëy monte day kenn ci ñoom bindu ci wala nga def sa li nga xamante ne moom moo war rek ngir nga mën a bénéficier wu ci financement yi nga xamante ne gouvernement bi teg na ko ndax am na 4 milliards yoo xamante ni ñoo ko toog di xaar wante gisagun ndaw yu leen yey ci benn projet bancable wala tamit projet yoo xamante daal wér na lool ñu ànd ci ba léegi ak Mame Mbaye Niang mi ngi doon addu dem bi muy tëj sommet ci wàllu innovation ak tamit agro business dajale woon fi ndawu Sénégal fii ci Ndakaaru ci micro di sa Pereira. Des moments pareils, il faut constater des choses. faw nag ñu waxante dëgg ci jamono yu ni mel dégg naa sànq am ku ne faw rek ñu jàppale jeunes yi ci financement waaye ñun Sénégal amuñu yooyu problème liy jafe mooy gis projet jeune bu mucc ayib lu toll ci at a nga nii président de la République taxawal na benn fonds bu 4 milliards pour jeunes yi rawatina nag ci wàllu mbay waaye amul benn jeune sénégalais bu am projet bu viable bancable te mënul am financement. li mbokk yi moo fi tukki woon ci xibaar sant ngërëm ñeel na leen ñu bàyyi leen ak Pape Cheikh Diallo mu daal di leen di wéyal seen émission yeewu leen ngeen yenn ci jàmm yenn ba Seydou Ba moom dafa poisson d'avril ba ci colin wi. dëgg la de poisson d'avril ba ci tool bi jërëjëf Chérif Dia mu nekkoon journal 8h bi ci wolof ñu ngi gërëm bu baax rédaction bu télévision Futur Média ñu ngi leen di dig daje ca kanam ci diggu bëccëg bi lay doon ak beneen journal fàttaliwaat leen ni itam ni bu ngeen bëggee tàggoo kumpa sax leen ci diir suñu site internet bi di www.igfm.sn foofu itam bu ngeen fa duggee di ngeen mën a xam lépp loo xamee ni xew na ci réew mi ak it ca biti réew yéenekaay yi nag du ngeen am seeni xët waaye revue de presse bi ca kanam la ak Mamadou Mouhamed Ndiaye fileeg ay minutes itam docteur Massamba Gueye ni àjjuma bu jot dina tànn ñett ci ay yéenekaay yoo xam ne ni benn bu ci nekk xët wi attiré na attention wam loolee ñu ngi ci waaj a ñëw léegi nii ñu ngi jégalu itam waroon nañu jokkoo ak suñu correspondant yi xam naa du mën a ne ñu koy lepp bu soobee yàlla ba altine bu ko defee ñu mën a dem ci gox yeeg gox-goxaan yi mën fa taataan ay xibaar en attendant dañ leen di bàyyi léegi nii ak waa Rahma Damba fitness ñu jëm ak ñun ci yeewu gym bu fekkee noppi nañu Alfi ñu bàyyi la nga wax ak ñoom. Pape waa Rahma de seen yaram a ngi nalaw ñoom waaye xam naa dañuy étiré wu ma yee leen tuuti tey man may def étirement yi sax donc kon si nuyu naa leen di leen ziar ci àjjuma bi tey lan ngeen ñu andil ci vendredi bi ak conseil yi ci kanam. la dernière fois travaillé nañu kii dos bi waaw. dos xaw ma buste. on avait travaillé les pectoraux. Maintenant, on va juste encore insister sur les abdos. Sur les abdos? Ouais, parce qu'il y a d'autres mouvements qui peuvent nous permettre de bien travailler les abdos. C'est pourquoi aujourd'hui, on va encore insister sur les abdos avec d'autres mouvements. D'autres mouvements yu différents ak yi defoon la dernière fois. D'accord kon ñu bàyyi leen ak suñu téléspectateurs yi ci kanam ñu ñëw ci ak conseil.
abdo n'est-ce pas tout le temps day am temps de repos maanaam boo defee quelques mouvements day am temps de repos. taille bi. complètement à l'intérieur pour travailler taille bi. 6, 7, 8, 9 et 10. ci niveau 2 bi gën a intense. Les obliques. Les obliques. 6, 7, 8, 9 et 10. Ah bah, la taille et les obliques. Et les obliques. Voilà. D'accord. Ah ok. bi moo gën a difficile waay. kon bii dañ ko jox Pape Cheikh. 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est le niveau 2. Ok, niveau 2. Il va refaire le même mouvement que j'ai fait, mais les jambes ne vont pas toucher le sol. D'accord. Ok. On va toucher à 10. Premier mouvement. Allez. Allez. Ok. Là, toucher le sol, mais lui ne touche pas le sol. D'accord. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Bon. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'était sur les côtés. Sur les côtés, sur les côtés. En A. Et 2. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soufflez un peu. Et on termine. kon dernier bi. Dernier mouvement bi. 2, 3, ok. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Vous voyez ici, Alfie. Vous faites ça pendant un mois, normalement. Tous les jours. Voilà dañuy am. Non mën nga ko tëbal. Mën nga tëbal tey tëbal suba. tëbal suba nga def parce que muscle dañu war a noppal. Tout à fait. Mais vous faites ça normalement pendant un mois, sans rupture, vous devez voir des résultats. D'accord. Bien vrai que les abdos c'est un travail à long terme. Tout à fait. Mais si vous faites ça correctement pendant un mois, vous devez voir des résultats. Des résultats. Vous allez voir des résultats. D'accord. kon dañ koy tester ci Pape Cheikh donc Pape t'as tout le week-end pour nga mën a exercer genre yu mel ni mouvement yi yow niveau 2 bi lañ lay jox parce que moo gën a sax donc coach ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous mercredi inchallah kon Pape ñu bàyyi la gars yi nga wéyal yow merci beaucoup. jërëjëf merci beaucoup Alfie Aïcha ñoo rejoindre ñu ci plateau bi ñu ngi gërëm bu baax waa Rahma Damba fitness ñoom la ñuy àndal mercredi ak vendredi pour yeewu gym ñu ngi leen di jox rendez-vous ñoom incha allah fii lekk àllarba ba di ñëw 8h20 mooy doog a jot Dieynaba Seydou Ba ñu ngi lay nuyu tey da nga indi waa Mali boo solu ni ñoom. waaw Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi ñoom ñëpp di nuyu Mado Oustaz professeur Massamba ak itamit Mati di leen gërëm bu baax ci dalal bi tey wax nga ko Mali la ñu jëm. Mali la ñu jëm loolu moo tax tey ñu solu parce que li la ñu namm. saa su ne bu ñuy wax ci benn dëkk ñu mën a solu cosaanu dëkk bi. def comme ñoom voilà def comme sol lu ñuy sol lekk li ñuy lekk naan li ñuy naan. waaw surtout xeeñ li ñuy xeeñ. waaw dama bëggoon indi kawee sax mais dama wër fii xal ba sonn aw ma ko ah. sama ko waxoon ma teel a boyal. waaw ba boyal rek laa mën de laaj ma Alfie damay boyal de. mais ba vendredi prochain. parce que vendredi prochain li ñuy waxtee dañ ko nar a yeggali vendredi prochain n'est-ce pas. kon boyal bi da ngay bàyyi ba vendredi prochain. donc tey day am tey dañuy def partie bu njëkk bi. deuxième partie bi vendredi prochain parce que Mali dafa yaatu. Mali dafa yaatu mënuñu wax lépp ci tey. parce que li ñuy wax li duuf yëpp xajul ci cin li. li duuf ci nag bi xajul ci cin li. loolu moo tax tey dañu koy rek daal di mos aslëf. ci li nga xamante ni moom moo nekk ci culture Mali. doogo nag incha allah ci ajuma ji ñu ñëw ñu xuus bu soobee borom bi ci li nga xamante ni moom mooy kii. maa ngi doog comprendre lu tax Chérif ni sànq yow sax poisson d'avril. ci naka.
ci naka. parce que bii du vrai Dieynaba bi. mais bii dafa laal ci sama cosaan. parce que bii dafa ñu doon maamu Mariam Selli de. waaw bii yaayu Mariam Selli la parce que voilà en fait dafa laal ci suñu culture. parce que loolu laa bëggoon a wax mais avant loolu Pape Cheikh nañ ma xaw a wax tuuti ci Mali. parce que bu ñu nee Mali ñu bëri dañuy wax Mali foofu la ñuy jëlee cuubi yi foofu la ñuy jëlee gowe yeeg ceeb yeeg yi ni mel. mais lu ñu mën a wax mooy Mali. il faut ñu xam ne dëkk bi c'est en 1960 comme Sénégal ni mu jëlee indépendance am voilà ci en 1960 ci la Mali jël indépendance en 1960. Mali nag bëri na peuple lool. toll na lu toll ci une vingtaine d'ethnies ñoom ñooy yeewu foofee ca Mali. laataa ñu wax ci wàllu ethnie yi. ñu wax ci population bi parce que ëpp nañ 16 millions d'habitants ci dernier recensement yu ñu rek daal di xool. mais loolu ci kanam la wala da nga bëgg ñu dem ci léegi. damaa bëggoon ñu junj tuuti rek. ñu junj. waaw te nga maa kii rek ñu yeweeku. waaw ca kon ñu dem ci léegi. parce que rajo baa ngay xaar en fait. Babacar envoyé na ma message. voilà Babacar Fall dafa siisu. y a RFM matin et Yeewu Leen donc arrêtez, on a aussi besoin d'elle. oui ñu dem ci. waaw ca kon ñu dem ci donc Mali. ñu dem ci léegi waaw ñu dem Mali léegi nii. d'accord dama leen ñoom di fa foore leen parce que li ma waxoon sànq Pape Cheikh may leen ma rek ma kii comme ça ma daw. waa rue 15 angle Corniche ñu ngi may xaar donc wax naa ko une vingtaine d'ethnies ñoom ñoo nekk biir Mali mais bu ñu nee une vingtaine d'ethnies jàpp leen ne peut-être am mën na ko ëpp. mais lu ñu mën a jàpp mooy 20 la ñu toll te ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën a fës ci ethnie yooyu donte sax ñoom ñëpp bokk nañu seen ay waaso. professeur su ma gàkkee nga gàkkanti ma. mais ñu ci gën a fees mooy bambara yi ñu ngi fa boobo yi ñu ngi fa malenke yi soninke war a saraxole waaw pëli loolu laa doon wax léegi ne ñun dañoo bokk tuuti cosaan ak ñoom pëli ña nga ca Mali waa Dogon ñoom itamit Touareg yi ñoom seen culture dafa jege loolu ak culture naar yi parce que boo gisee seen coli nag yooyu noonu ña nga fa te ñoom fa ñu gën a voilà fa see mooy côté Gao ak Tombouctou tukulóor yi ña nga fa ña nga itamit ca Mali Sonray yi waa bonzo yi ña nga fa Senufo Minyanka ak Xaasonke ñoom bokk na kon ci ay ethnie yi nga xamante ñoo ko foofee ca Mali waaye bambara mooy langue bi ñuy gën a wax ca Mali xam nga boo ne Mali rek nit nañ la bambara wala ñu ne la mandeng mais bambara moom mooy langue bi nga xamante ni moom la ñu gën a làkk foofee ca Mali wax naa ko nag spécificité wu culture Mali mënuñoo toog fii yëpp di ko wax mais jàpp leen ne rëy na te yaatu na li lépp nekk ci Mali mënuñu ko wax Pape Cheikh. donc ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa dëkkee comme ñun fii Sénégal dañu am loo xame ni moom mooy wane suñu valeur tradition. ci la ñu dëkk. waa Mali ci la ñu dëkk parce que ñoom seen tradition dañu koo bëgg ba li ma doon wax ci móor yi ne ñoom fu ñu dem dañu koy wane. bëgg sax seen xeet bëgg seen culture moo tax ci seen njàng dañoo am la ñu woowee pédagogie convergente professeur pédagogie convergente boo ko déggee mooy làkk yow bi nga nàmp yow bu nekkee yow Mado tukulóor nga nàmp soxna Mati nàmp wolof ci langue boobu ngay jàngee école. ci ngay jàngee école ba mën sa langue mën ko bind mën ko wax doo ko commencer en français. loolu ba léegi mi ngi am foofee ca Mali ci école yi voilà loolu moom la ñu woowee pédagogie convergente c'est juste pour dire que ñoom waa dëkk bi di Mali dañoo fonk torop seen culture fonk torop seen langue moo tax lépp luy koy gën a ñoŋal dañ koy boole bu baax a baax ci dundinu askan wi rawatina nag ci gone yi nga xamante ni parce que les gens maintenant xale yi dañoo am tendance à oublier un peu leur langue dañ naan bale sa weewu tànk dañ koy commencer ci ñun ñi nga xamante ni léegi suñu doom yi français la ñuy gën a làkk que pulaar bi français ñuy gën a làkk ko wolof wala que yeneen langue yi mais ñoom dañoo dugg seen biir système éducatif benn mbir boo xamante ne day permettre xale bi di wax langam di ko jàngee di ko bind ba mu mun nag ñëw tàbb ci français donc sax français moom mooy langue officielle du Mali comme Sénégal am na loo ci def comme reportage. oui mais balaa ñuy dem ci Yaya Diabaté benn doomu Mali la bu am fii benn organisation boobu noonu ci bambara mi ngi ko wax bëgg sa réew loolu nag ci bambara la puisque langue bambara bi dafa diis donc mën a prononcer comme il faut. voilà mais dañuy wax
ci site classé parce que en fait le Mali est rempli d'histoire. li ma wax ne histoire du Mali mënuñu ko fi toog di ko faram-fàcce mais dañuy rek génne 4 sites yi nga xamante ne dañ ko classé ci patrimoine mondial. dañ koy commencer ak Djenné dama bëgg ngeen xool bu baax image yi nga xamante ne ñu ngi koy wane. gis ngeen ça c'est la ville de Djenné ville de Djenné dafa nekk benn ville bi nga xamante ni dafa yàgg parce que 250 ans la avant Jésus-Christ. ville de Djenné te dëkk bi nekkoon na benn foyer bi nga xamante ni l'islam dañ ko fa doon diffuser bu baax a baax parce que Mali dafa am lu mu laale trop ak l'islam parce que ay érudits yu am solo yu rëy. saa yu tey ji oustaz Pape Hann bu doon malien la fii lay juddoo. waaw kay moom waa fii lay nekk Djenné wala mu jóge Tombouctou. du mel comme ñun xam naa waa Bamako la ñuy nekk. waaw yéen waa Bamako man ak yow waa Bamako la ñuy nekk capital waaye moom fii l'islam nekk lay. voilà gis ngeen ci image yi Djenné nekk na ay kër yi nga xamante ne ay këru tradition la. këru tradition yooyu. ça existe toujours kër yi nii ci dëkk boobu ba léegi mi ngi fa c'est des images qui sont récentes c'est des images récentes. d'accord pour dire que ñoom ba léegi ñu gis seen architecture yi gis nga architecture yi mel nii boo demee par exemple ci hôpital bi nekk Médina polyclinique bu Médina xeet bi lañ ko tabaxee boo demee tamit ci yaakaar naa Repomandé lañ koy wax mooy bi nekk ci côté hôpital Aristide Le Dantec boobu tamit même architecture même là où j'habitais au cas Abdou Diassé tabaxi un peu genre bi la ñu tricher tabaxee ko noonu. dañoo laal ci suñu culture parce que en fait dañ ko bâtir de telle façon que ne que dafay art aada ak cosaan loolu moo tax UNESCO daal di koy placer comme patrimoine. voilà kenn du ko laal. parce que patrimoine bu ñu xësee ba def la patrimoine de l'UNESCO. doo ko laal wala boo koy laal dafay fekk ne da ngay dëppoo ak charte yi nga xamante ni moom moo tabaxoon loolu. très bien bu ñu jógee ci Djenné dañuy dem ca Tombouctou Tombouctou nag c'est-à-dire que ñu bëri xam nañ ko mais Tombouctou li ko gars yi gën a xamee sax fii ci Sénégal mooy li nga xamante ni moom moo xew fii ak conflit bi am ca nord Mali. ca Tombouctou waaye Tombouctou jàpp leen ne dëkk la bu nga xamante ni dañ koy surnommer la ville aux 333 saints wala la perle rare. parce que Tombouctou nekk na dëkk bi nga xamante ni dafa fees histoire ndaxte ci 5e siècle la ñu daal di fondé ville bi di Tombouctou. te foofee itamit l'islam dafa fesoon loolu moo taxoon ñu doon wax la ville des 333 saints gis ngeen image yi li mooy image wu Tombouctou yi. rafet lool ba léegi même architecture la ñuy gis ci Mali bi nga xamante ni c'est moom mooy Mali ancienne. Mali bu authentique bi Mali dafa rafet en plus. voilà Mali bu authentique bi lii la bu ñu jógee ci Tombouctou dañuy dem le tombeau des Askia parce que boobu tamit dafa fekk ne dañ ko tamit classé patrimoine gis ngeen tombeau des Askia ca Gao bi ca Gao la dañoo ne kii di Mouhamed Aboubacar Sylla ñu bëri xamee ko kon ci Askia Mouhamed bu nekkee kon histoire kon Mali voilà Askia Mouhamed parce que loolu ñiy jàng histoire ñoom xam nañ ko bu baax a baax dañoo ne ba muy dem Makka doon dem Makka romb Égypte pyramide yi na mu meloon affaire yooyu noonu loolu nag la inspiré wu voilà ñëw def ay tombeau yi nga xamante ni dafa laal ci culture Mali jàpp itamit ci culture Égypte voilà c'est juste pour montrer que ne que c'est-à-dire que y a cette pluralité c'est-à-dire que de la culture africaine duñu ne rek bu Mali wala bu Sénégal mais pluralité culture africaine bu ñu jógee ci tombeau des Askia bi nekk ca Gao dañuy dem fi nga xamante ni Sénégal njaay ñëpp xam nañ ko mooy les falaises de Bandiagara gis nga falaise de Bandiagara yi nu mu mel lii nii du ay kii de ay kër la ay kër la ay kër ñoom ñoo nekk nii nit yi dañuy tabax ci falaise bi c'est-à-dire que dañuy adapté seen dundin dañuy adapté seen culture ak falaise yi te gis nga falaise yi Pape Cheikh nekk na lu am solo ci histoire Haalpulaar yi parce que dañu ne ki nga xamante ni moo fondé l'empire toucouleur di El Hadj Omar Foutiyou Tall fii la réeroon ci falaise Bandiagara yi nga xamante ni c'était le 12 février exactement 1864 la woon te falaise yi nag dafay nee nañu dafay wéy am na benn partie falaise bu nekk ci sud-ouest bu falaise yi dafa dem ba Burkina Faso donc juste pour parler de la culture malienne pour xam itamit ne culture malienne am na ay sites yi nga xamante ne c'est des sites historiques yi nga xamante ne bokk nañ ko ak ñëpp bokk nañ ko ak Sénégal bokk nañ ko itamit ak Burkina Faso lu tax ma gëm ni ne falaise yi nga wax laale na tuuti ak Burkina Faso parce que yenn saa yi ngay def carte postale Burkina Faso mu mel ni yaa ngi booy def Ouagadougou da ngay mel ni yaa ngi Bamako c'est-à-dire ñaari dëkk dañoo nuroo ouais c'est normal parce que 13e ba 15e siècle boo jógee catu Sénégal ba baa ngay àgg Burkina benn dëkk la woon comme la ñu doon empire du Mali ñoo bokkoon ni ñuy dundee ñoo bokkoon ni buur ñoo bokkoon lépp
tubaab bi moo ñëw jël jaasi teg ci digg bi. d'accord nañu rëdd wi yéen a ngi koy gis ñu ne ko déedéet mu ne fii la Sénégal yi. mais professeur dama lay rejoindre ci li ngay wax parce que dañoo ne que Afrique dëkk yëpp benn lañu mais tubaab yi ñoo ñu indil frontière. voilà ñoom ñoo ko daggate ñoom ñoo ko dogat. parce que moi ça m'a marqué mos naa def Bamako jóge Bamako def Ouagadougou mais dafa meloon ni. ci benn c'est normal ci benn dëkk laa nekk benn aire culturelle bi la. d'accord gis nga dëkkiin. dundin ni ngay tabaxee kër ni ngay solo. sa aada ak sa cosaan. moom moo koy indi. boo xoolee gis nga foofu nga lim yëpp. li ñu doon wax ci njëlbeen boo demee fekk ko fa. boo demee di nga ko fekk kal di nga ko fekk gàmmu. donc yooyu yëpp lan moo ko indi mooy benn site boo xam ne sax déjà 2009 lañ koy dugal. mooy Kouroukan Fouga. oui nga xam ne 1235. 13e siècle. booba xam nga 1789 ñëwagul. xam nga 1948 ñëwagul. ay droits de l'homme yi ñuy waxee révolution française xam nga boobu ñëwagul. 13e siècle bi xeexu Kirina bi jeexee. la Sunjata dajale ñi nga xam ne ñi ngi ci gox yépp buur yi ne leen kaay ñu toog bind charte des droits de l'homme. ñu bind ne bakkanu nit. ku ko rey dañ lay rey ndax kenn du rey. ne jigéen kenn du ko dóor ci ab sëy. donc pour te dire que lii tubaab bi wax ne daf ñu ko indil. yàgg na te c'est intéressant lim ñu wan ni. que ñu xam que ñun soxlawuñu lii nu ñuy proposer. dafa fekk lu am la ba pare. te la amoon. li ñu bëgg a imposer kay la ñu soxlawul. dañoo amoon lu ñu ko gën waaw li ñu bëgg a imposer donc jéeg na ba c'est bien que nga wane. Bandiagara parce que dañuy wax Bandiagara ñu wax El Hadj Omar bu ñëwaatee ci Niger. di ngeen gis rapport yi am ci diggante ñi. parce que Alboury Ndiaye tey buñ la koy wax doo ko fekk fii néew. man dem naa ba dogondut si ca Dooso da nga dégg naan ma nga ca Dooso. géwél ma nga ca Niger. fa taalibe Baye Niassène fa la ne. bi lay docteur li may ngéwéle yëpp xaw ma ñu woon Dooso nga Niger. Madou mi xam nga Praia. mu ngoog Praia ma nga ca Cap Vert. Abdou Ndiaye Praia moo tax li muy wax. Abdou Ndiaye kan la. Ndiaye Massène Ndiaye da ngay waykat bi ko way. pour la wut Casamance. tubaab bi moo tax ma ni moo tax wax ak borom xam-xam yi am solo. lii yëpp man li may comme je dis li may bëgg cosaan yëpp xaw ma woon sax ni Dooso par exemple mu ngi Niger. moo tax nag c'est important xaw ma woon ni Abdou Ndiaye mu ngi Praia yooyu yëpp xaw ma ko woon. yow de ma topp rek. gis nga banko yi noo jeex na ba macha allah. gis nga banko yi li jeex na ba li koy dëggal. banko yi mooy ni ñu ko tabaxee mooy banko. ban la ñuy jël boole kook ay ñax. boo demee tey Koungheul da nga fekk néeg yi banko. moo tax mu yàgg. moo tax mu yàgg ndax ñoom jëluñu dara dugal ko ci usine génnee ko nit di ci dëkk. ñoo ko defal seen loxo tabax yi ñu artisanal. moo tax xuloo bi bëri mer yi bëri. mais banko bi ñoom dañoo jël banu yàlla bi jël ñaxum yàlla mi jël ndoxu yàlla bi. jaxase ko di nit ñi suuf si ñu leen defaree yow ci suuf soosu nga dëkk moom mooy banko yi. xoolal nag li nga xam ne dañ ne la 5e siècle avant Jésus-Christ. booba lañ ko defaroon ba léegi mi ngi dund te tojut te max mënulu ko dara. wallaahi. mais ci loolu dañuy xuus tuuti ci waxtaan bi dem seeti nag Yaya Diabaté nag mi ngi ñëw ci culture mondaine lan mooy culture mondaine lan mooy spécificité bi ak colin beeg yooyu ñu seeti Yaya Diabaté ñëwaat. ayca. maam yi ñu indi woon cuub ndax cuub dafa nekk loo xamante ni bii dafay nekk cosaanu mandeng. léegi nag xale yi dañ ci topp mais cosaanu mandeng mag ñi bu dara xewaan sëru dënk yu weex yi lépp lañ ko daan def ci fàlle lañ ko daan kiiwee lañ ko daan ràbbee ci fàlle bu ko defee mag ñi takku ko ci seen xel bopp takku ko seen takk mag ñi ñoo daan takkal seen bopp bu déggee ñu wax takku puso yi mag ñi ñoo daan takkal seen bopp seen yére surtout jigéen ñi mag ñu jigéen ñi ñoo daan takkal seen bopp seen yére yi ñu daal sol soxlawuñu ci borom kër gi jox leen ndax ñoom ci seen bopp dañ ko daan def ci seen doole. lii ma takk ni Demba Jala la tudd lii nii mooy Turkala lii nii bandi bi mooy Demba Jala am na beneen affaire boo xam ne moom laa waroon teg sama bopp moo tudd Madia loolu normalement ki nga xamante ni kii mooy ndey bi moom la ñuy jox curu xale bi xam nga doom dañuy wax ne doom benn nit mënu koo jur mais doom du teg fi boppam teg fi tànkam non benn nit moo koy jur mais daf koy bokk ak ay mbokkam cër nag buñ la koy jox ñun du dañuy tey rek ñun jox la cër ne la déedéet non ñun loolu suñu cër dafay juddu ne tuf ñu ne la yaa moom kii. maanaam daal lii ci xew lañ koy takk daal. xew lañ koy takk maanaam ñun bu kii wee xarafal sa doom parce que ñun xarafal sa doom bu góor bu koy xarafal ñun tamit xew la woon du dëgg booy xarafal sa doom bu góor ndeyam yi dañ koy takk defal ko aada dugal ko néegu góor dëgg defal ko kasak
kasak bambara fukki fan ak juróom dañ koy tëgg di ko fecc di ko woy di bégal xale bi di ko wan ni dugg na tey néegu góor tey nag majeur na parce que ñun ko majeur lañ daan dugal néegu góor majeur na nag léegi tey tollu na ci nag xam affaire góor loolu moo tax nag boo gisee sa ndey sol bu rafet bu yiw sol seeni cuub takk seen Demba Jalla du génn tout le temps léegi laa gis lu waaye xewle rek takk Demba Jalla du tout le temps Demba Jalla bi mooy lii dañ ciy def balma yaa Jalla mooy ndey yu daje daal Demba yaa mbokk mooy Demba yaa dañ ko ciy def dañ ko ciy bind comprendre nga léegi lii du toujours la war a génn léegi nit ñi dañ koy fowe te aada ak cosaan kenn du ko fowe da ngay gis xale yu tuuti sax duñu xam sax lan mooy valeur bi ñu takk ko dafa doy waar suñu maam yi ñu indi woon cuub ndax cuub dafa nekk loo xamante ni bii dafay nekk. Dieynaba Seydou Ba Cheikhoon waxtaan ak ki nga xam ne ni moo di Yaya Diabaté defe naa li mu expliqué leer na. waaw mooy li nga xamante ni moom la ñuy foowee aada ak cosaan dafa jàpp ne léegi du yoon parce que lu ci mel ni lii Demba Jalla man normalement waruma ko takk. bu ci nekk expression la bu ci nekk dafa am lu muy tekki. dafa am lu muy tekki parce que nee nañu mariage nga ko war a takk ñu ndeyale la wala yow mi di ndey bi loolu moo doon def différence entre ñi nga xamante ñoom ñoo xewle ak ñi nga xamante ñoom ñoo wuyu si. ak sa doom bu ñu koy xarafal itamit nga takk ko te dafa bokk ci li nga xamante ni parce que lii sëru rabal la xam nga bu ñu ne sëru rabal cosaan la sëru rabal cosaan la da nga koy personnaliser su la neexee nga bind si sa tur su la neexee rek nga def si say affaire mais cosaan la dafa elle voulait juste dire que ne que bu nit yi di fowee cosaan parce que da ngay gis ay anniversaire u artiste wala ay xew wala par exemple xewu jàmm comme on dit wala ay génn yu ndaw nit bëgg def feem rek bëgg def feeling rek jënd sa Demba Jalla takk ñoom dañoo jàpp ne loolu du yoon te il faut que ñu delloo si waat bu baax a baax culture place am ba fa mu nekkoon ngir bu ne mën cee jariñ mais bu ñu waxee ci ethnie Mandeng ba pare damay rek jeexalee ak ethnie Bambara xam nga Bambara yi sànq maa ngi la dégg ngay wax ñu professeur di wax cousinage à plaisanterie di wax kaf yi nga xamante moom mooy dëgëral peuple mais jàppale ne foofee ca Mali Bambara yi ñoom bu ñu bayee ba pare ba nga xamante ne bay bi neex na village bi dañuy organiser ay séances de théâtre ku ci nekk par exemple tey jii ñu liggéey ba pare tey ma toppandoo Mado toppandoo ko nag ci toppandoo bu gën a neex. tooñante quoi. d'accord. kaf forêt loolu nag après culture bi la et ça permet d'unifier tous les villageois nga xamante ni kaf forêt la ñuy def xuloo ŋaayoo ak xiiroo du fa am benn place. très bien ci ñaari partie nga ko def ah. waaw bii di ñëw je pense que c'est très intéressant nii nga di ko expliquer nga mayaat téléspectateurs yi rek ñu duufal seen i bët ak nii nga solu bambara laa ko mën a tuddee waaw bu la neexee nga jógaale ko. ajuma bii di ñëw inshallah ñuy gërëm tamit bu baax Yaya Diabaté ah. waaw ba ajuma bii di ñëw. waaw doxal ndànk merci beaucoup Dieynaba Seydou Ba vas-y Mado la bëggoon wax waaw par rapport ak li mu def waaw. merci ñu ngi lay gërëm bu baax je rappelle que di ngeen amaat replay yu voyage boobu la nga ñu defal ci dëkk bu ñu naan Mali ci YouTube bi ak it ci suñu site internet bi di www.igfm.sn et pourtant plateau bi noonu la amee ay bambara ma Fatou Camara bambara bu mag la ah. man de ma gis na ci boppam bu baax a baax ñuy nuyu bu baax a baax waa Mali waaye nuyu ci waa dëkkam Koupantou waa Casamance waaye bàyyi xel waa Banjul parce que ñoom ñëpp boo dee xool man de foofu lañ fa nekk waa ñoo bokk waaso waaw. waaso la ñoom ñëpp wala xeet la. waaw xam nga xeet moom mooy ñun xeet wu ñuul. ñun ñëpp ci biir xeet wi nag. dañu am ay waaso. d'accord waaw ñu am ay waaso yi nag daanaka làkk yi. moom moo koy ki nga koy mën a xam. li ci ëpp importance mooy li mu wax. ñu fàttali nit ñi ne diggante Sénégal boo déggee nga Sénégal Mali mënuñu am guerre. c'est-à-dire que warul nekk. xam nga tey bi ñu wax ne ñaani bañ na. ñaani xam nañ ne moo doon capitalu Mali. te loola ma nga amee woon Koungheul. fan la amee woon kër Kimintan Camara. Camara mën nga ko génnee ci Bamba. déedéet. man nga boo demee Linguère da nga koy fekk ñu sant Kanji maa ngi leen nuyu sama mbokk yu. ñooñu ay soose la. ay soose la ñu ndax Kanji mooy Dramé. dëgg la man bi sama maam bi jur sama maam bu jigéen bi jur sama papa soose la. dëgg la sama yaay pël la. léegi man lan la. dëgg la de c'est vrai métis la oustaz. mais ñaari bañ na. fokk lu wax réew mi. li taxoon ñaani bañ. li taxoon mu jóg def nañ ko Pape oustaz def nañ ci émission yu bëri. ci bi campagne bi ñëwee def nañ ci expliquer nit ñi. bu ngeen bëggee tamit mën nañ vendredi prochain ñu taxaw ci. mais def nañ ko expliquer nit ñi. li tax ñaani bañ.
def nañ ko expliquer ko nit ñi am na loo xam ne du ma ko wax fii ci plateau bi bu ñu génnee plateau dinaa leen ko expliquer. ndax Samba Kumba Kalaado moom moo fent ñaan yi. Samba Kumba Kalaado jum moo jur am ab taawam tuddee ko Lat Joor Lat Joor Labba la tudd. Samba Kumba Kalaado jum moomu jur Labba Labba moo jur Fat Jum Fat Jum moo jur Lóoru Lóoru moo ma jur. d'accord. dégg nga wax kon nit ñi li ñuy fooy dafa am kër gu mu dëkk. te ñu ngi ko caaxaanee te ñin ko war a laaj ñi ngi fi. ma nga amee ca Koungheul. meeru Koungheul boobu tey boo demee ma Yacine Camara. ci kër maamam la loolu amee woon. mais ñaani digganteem ak Lat Joor la woon. bañ gi mu bañ. Lat Joor dafa tukki bi muy xëccoonteeg tubaab bi dafa nekkoon ci tukki ngir dajale doomi borom buur yi. ngir ñu am nekk benn bopp. ba mu demee ñaani di leen tàllal loxo ñooñu bañ koo dalal. bañ koo dalal. jox ko ak leket bu ndaw. def ci dugub def ci ay bal. jox ko ñi émissaires yi ñi mu yónni ñooñu bi nu ñëwee ñemewuñ ko koo wax Samba Kumba Kalaado foddat xalamam yuuxu ci way wax ko ne ko ñaani bañ na yow Diallo Fatma Khourédia ñaani bañ na dara. léegi Lat Joor jógee fa ñëw bi mu ñëwee xeex si bul fàtte ne Lat Joor ci boppam bul fàtte ne Lat Joor moo jur Mbaaxaan. Mbaaxaan jur Bamba. Bamba moo jur Debba Sukko mii nekk fii tey ci zone B kon ñi ñuy wax ñi ngi fi ñi 4 génération la soriwul. kon ñaani bañ na bu fekkente ne da ngay dem di ko wax na nga xam ne ka bañ mooy kañ doon tàllal loxo. waaye nag dafa nekk histoire bu doy waar. boo xam ne Senghor daf ko jël tëgg ko def ko hymne de la jeunesse. waaye bu fekkonte ne Lat Joor moo bañ. dañ naan Kajoor bañ na ndax Lat Joor dëkkul ñaani Kajoor la. mais ñaanee bañoon. kon Lat Joor lañ bañaloon. très bien waaye du Lat Joor a doon bañ. très bien loolu na leer. loolu defe naa leer na ñu ngi nuyu suñu mbokku bambara yëpp man mii rek sama yaay ki ko jur malien la. macha allah du sax sénégalais malien malien 100%. sama maama c'est-à-dire moom parmi doom yi mu jur yëpp benn doomam rek moo ci juddoo Sénégal màggee Sénégal sëy fi am fi njaboot muy sama yaay. Samba Galaaj jéegi ba xam nga lu mbokk ak Soundiata Keita déedéet lijjanti ko da nga fa fekk benn baay. man moo tax mën niroog Samba Gelaaje sax. Kolite Ngelaaj du jàng nga ko. Kolite Ngelaaj jàng naa ko. du moo jur Samba. Samba jur Gelaaje. Gelaajo Samba moo tax ñu naan Samba Gelaajo xam nga Gelaajo la jur. Gelaajo jur Samba. d'accord Samba ñëw fekk ñu nangu royaume mu baayam mu jël ndeyam dem dénk ko waa Bundu. dem gànnaar jàng xeex. jógee fa ñëw xeex ak ñi nangu woon pouvoir bi. jël ko ñu koy way di ko dàkkantele bàyyam naan ko Samba Gelaajo te boo ko lijjantee maamam da nga ko fekk mu juddoo biir kër Soundiata. c'est incroyable. c'est incroyable man am na benn affaire bu ñu doon représenté Sénégal ñu war a tànn ku nekk héros bi ngay solo. man bis boobu ma solo. Koli Tengela keroog man maa remporté mu ngi amee woon Cotonou man maa gagné woon ci représentation boobu. booba nag yow yaa nga ca Koli Tengela te boo ko lijjantee. wàcc booba yow yaa ngi jël ligne bi nga xam ne. moo lay indi ci almamia bi. d'accord moo lay indi parce que Sénégal dafa fort dafa am doole. xale yi buñ dee xool professeur dañuy ngaan wax ak borom xam-xam dafa am solo. merci en tout cas. waaw ni wajaal jalisa ki ngay fréquenté. def ko muy xibbu di fóore. labibu di ko ñor. aaqilu di ko am xel. waaye mu ajibu di ko yaw. wallaahi xam nga docteur macha allah li xam-xam bi bari. dana la ko génneel joxoon la ko ci joxin bu am teggin. nga comprendre ko di nga ko recevoir. te wër na ma dañuy seetaan itam waxi noppam ni ñu koy xoolee di ngaan noonu ngeen di xoolee yenn saa yi professeur macha allah wax ngeen ngaan laataa ñu jàll ci publicité yi bu ñu jàllee ci voyage boobu la ñu def ca Mali àndoon ci ak Dieynaba Seydou Ba mi ñuy gërëm ñett ci ay yéenekaay tànn nañ leen bu njëkk bi ni àjjuma bu jot xët wi attiré na attention wu docteur Massamba Gueye yéenekaay bi tudd évidence tey jii dafa ñëw ak titre boo xamante ni mën nañu leen ko liiral mu ne Macky siffle la fin de la récré man wóor na ma ni récré moo attiré attention wu docteur Massamba Gueye. waaw récré parce que àjjuma bi dañoo waxoon ci niveau de langue yi. waaw ñu ne français am na langue soutenue. dafa am arabe bu diis. am arabe bu yamamaay. am arabe bu kafante. noonu la amee ci wolof. bii nag ñoom dañuy utiliser langage familier. la récré ndax baatu récréation. waaye boo xoolee il parle du secrétariat exécutif national APR la wax. ne Macky siffle la fin de la récréation. kon kan mooy arbitre bi. président.
te xoolal photo bi def photo kuy wax ju dëggu la wala wax ju oyof. wax ju dëggu. wax ju dëgg. waaw gis nga xool da ngay xool kon ni mu utiliser mot sifflet bi siffle la fin de la récré xam nga mënoon na def action. mais ndax dina ci xaj. déet du ci xaj. kon titre bi du ci xaj. d'accord donc choix de titre bi choix bu baax la. donc diggante siffle ak rek nataal bi loolu mooy naka laa. mooy combinaison dañuy wax combinaison chromatique ak combinaison scripturale. d'accord dafa boole mbind mi ak photo bi. c'est un bon titre. c'est un bon titre. félicitations à l'évidence. c'est pas évident mais c'est waaw c'est pas évident mais c'est l'évidence. beneen yéenekaay bi docteur Massamba Gueye le quotidien xëy na ci diggante ñaari dëkk yi. Gambie ak Sénégal blocus de la transgambienne ci français la ñu ko bindee nii Macky asphyxie Jammeh. ñaari tur yi waaw xoolal Macky ak Jammeh lañ def. waaw ndax ndax Macky moom Sénégal. déedéet ndax Jammeh moom Gambie. déedéet kon léegi nee nañ dootu réew yi am problème waaye président yi am problème. léegi ñu jël asphyxie xoolal ni ñu ko defee. asphyxie lan la du rouge. dafa xonk waaw asphyxie mooy nga jël nit ki. nga jël sa loxo teg ko ci put gi. ba tere ko noyyi ndax amatul ngelaw. kon ñu ne Macky nan la def dafa xoj Yaya Jammeh ba Yaya Jammeh mënatul a noyyi. loolu lu muy tekki docteur. lii mooy métonymie. métonymie da ngay jël une partie pour le tout. d'accord maanaam au lieu nga ne maa ngi naan ataaya nga ne maa ngi naan ab kaas xam nga kaas bi doo ko naan. li ci biir kaas bi ngay naan. waaye da ngaa jël le contenant pour le contenu. d'accord boo jëlee le contenu pour le contenant synecdoque la lay jox. d'accord waaw donc fii dañu utiliser image yu nit ñuy xeex di xojante. synecdoque moom lu mu bokk ak anecdote. anecdote mooy nga nettali xew-xew bu gàtt boo xam ne dana xoromu. mbaa mu lay fàttali dara synecdoque nag moom mooy nga ne naan naa. boo jëlee ataay nga def ko ci kaas. da nga naan naa kaas da nga am contenu. mooy li ñu def ci biir. ak contenant li ko téye. très bien boo jëlee contenu bi li ne ci biir boo ko jëlee mu mandargaal li ko def. waaw boo ne naan naa njar. wala naan naa bool bi. xam nga ndax naanoo bool bi waaye njar mi nga naan. léegi contenu bi boo ko jëlee pour contenant bi synecdoque la. boo jëlee contenant bi pour contenu nag dafay nekk ci famille bu mag bi ñuy wax métonymie. leçon seconde yi la da ko fàtte léegi nag li la important mooy ku ñuy asphyxie xam nga bu ñu la xojee sa deret day yéeg ci sa bopp. baal ma de métonymie wala bëgg laa lu bokk ak anomalie parce que je commence à devenir anormal voilà donc Macky asphyxie Jammeh Macky la ak Jammeh mu mel ni xoj gi fii la. d'accord mais le titre est très juste. d'accord donc c'est un beau titre ah. c'est un titre en 3 temps. da ngay am Macky asphyxie Jammeh tey boo ko doon rab day yomb boo ko doon way day yomb. voilà te dëgg nag ñaari dëkk yi soxla nañu leneen lu dul ay coowa nañu jéem a waxtaan ba jiboo rek mooy liy dëgg ñu jeexal ak beneen yéenekaay bi muy direct info xët wi mu ngi nii ñu won leen ko la famille s'effondre. waaw la famille s'effondre bu fekkente ne def nga seconde jàng nga seconde. le monde s'effondre waaw te daawoo daw jàng. di nga xam ne kii dañu am allusion wu. dañu jël titre roman. roman boobu chinois Achebe moo ko bindoon. muy Things Fall Apart. muy le monde s'effondre. ñoom ñu jël le monde def la famille s'effondre. ngir wane ne actuellement ci biir kër yi. njaboot amut. ndax aada yàqu na jikko yi yàqu na lépp tas na. waaye li lay wan ne rédaction bu am culture générale la. mooy dañ jëli information littéraire. ngir tëgg ci seen titre. ci ngay xamee li ñuy wax le background d'une rédaction. et ça a beaucoup d'importance. c'est très important ku amul xam-xam du jàngale. kaay ma jàngale li ma jàngoon daaw. benn bis ngay jàngale. te ñoom seen dossier bi bokk na ci lu ñuy gën di waxtaanee ci yeewu leenu suba gi nii de nii ca fajar ba tey loolu rek la ñuy wax rek. moo tax ma terminer par ñoom parce que titre yëpp dañoo politique. ñoom ñu wax ci nit. ak dëkkuwaay ak kër yi. te journalisme aussi lii daf ci am doole. maire du xëy suba rek politiciens yi am nañ ci doole. waaye nag wax dëgg ne yàlla mécaniciens yi xëy. ñi xëy suba seen yaru doom jaaxal leen. ñi ñuy rey ak ñi ñuy agressé. information yi war nañ ko porter nit ñi aussi. donc information sociale dafa am doole. moom moo tax ma terminer par ñoom pour saluer aussi la pertinence du titre. voilà donc ñetti xët yaa ngoog bu le quotidien blocus transgambienne Macky asphyxie Yaya Jammeh direct info la famille s'effondre ak l'évidence Macky siffle la fin de la récré ñu ngi la ci gërëm bu baax docteur Massamba Gueye ca kanam daañu ñëw ak xam ak xamle en attendant ñu jàll ci publicité yi 8h50 mooy doog a jot ñu ngi leen di ñaanal encore bëccëg bu neex ci télévision Futurs Médias.